ñu wax affaire rapport Cour des comptes ñu def ay conférence de presse wedd rapport bi. ba def contre rapport ne dañuy saisir FMI. dañuy saisir FMI. dégg nga benn responsable bokk APR wala Benno Bokk Yaakaar bu exprimer wu effectivement ci fonds Covid 19. dégguma leen doo ko dégg parce que non seulement ce qui s'est passé ci fonds bi c'est d'une extrême gravité. mais également d'une extrême sensibilité. parce que dafa am loo xamante ni yow boo dee nit nga. ak boor boo mënti féete di nga xam ne lii defuwul parce que nit ñi mënuñu nekk Sénégal di dee. yaa ngi dégg. ñii dese ay séquelles ba tey. ñii ñu tëj leen seen i kër ñii seen i liggéey yàqu et cetera nga am benn portion de personnes yoo xamante ne dañ leen di tudd ci luubal. ci alal yu jëm ci loolu. c'est-à-dire loolu amul kenn koo xamante ni da nga nekk une personne douée de raison douée de bon sens boo xamante ni di nga cautionner loolu. du dëgg. donc moo tax actuellement da nga ciy gis benn mutisme gars yi ñu ngi ne lan moo tax opposition kenn déggu leen ci lii ci réduction des comptes mais doo leen ci dégg. d'autant plus que ñoom la concerné. xam nga tey ñi fi nekk kenn mënu leen wax ci affaire réduction des comptes. ñi fi nekk kenn mënu leen wax ci fonds Covid 19. déedéet et cetera donc ben su fekkee ni la nga xamante ni moom la ñuy topp di ko wër te mu leer ci bopp nit ñi que ni am na ay luub yu ci am. mais bu dee yow la concerné boo génnee li nga mën a wax mooy du man te fii ku fi taxaw naan du man bokkuñu ci defuñu ci dara. Sénégalais yi boo taxawee midi wax ko midi 2 minutes Sénégalais yi génne la rapport yi tegal la sur la table ne la saa waay loolu ngay wax teg ko ci suuf. te boo waxee sa xale dañ naan lan buñ ne la waxal looy wax. mais noonu la demee. mais noonu la demee c'est-à-dire c'est prévarication mooy xam nga gis nga tey maanaam prévarication. c'est-à-dire li tax mu nekk lu grave mooy c'est-à-dire yow mi ñu denk nga war a saytu war a doxal yoon. ba bu keneen ñëwee war a yàq alalu réew mi nga war koo gaar c'est-à-dire yow yaay jóg di yàqkat bi. maanaam yow mi nekk dans l'administration am ci ay responsabilités. yow la ñu épinglé ne yow yaa doon luubal alalu réew mi nga xamante ni dañ la dénk pour nga aar ko. pour nga def ko foo xamante ni Sénégalais danañ ci gis njariñ ña war a faju danañ faju ña war a lekk danañ lekk ña war a jàngi danañ jàngi et cetera et cetera c'est-à-dire loolu mooy situation Covid bi te en réalité comment tu peux qualifier loolu tu peux pas le qualifier autrement. xam nga même le terme keroog. En fait kii mi ngi koy utiliser le procureur ne nous ne sommes pas des prédateurs mais tey boo utiliser ce qu'on appelle une psychologie inversée da ngay xam ni quelque part sax c'est-à-dire da doon wax ne nous ne sommes pas comme eux. nous ne sommes pas des prédateurs comme eux. parce que en réalité noonu la demee ñaata tur lañ ci tudd combien de noms combien de d'âge combien de ministères. xam nga ci loo xamante ni actuellement. 8 ministères. xam nga donc ci fonds boo xamante ni daanaka mobiliser nañ ci plus de 780 milliards parce que en réalité 1000 milliards yi jot ñu ko atteindre mais 780 milliards j'ai même vu quelqu'un dire sur certaines télé oui donc de toute façon 1000 milliards yi sax matul woon 780 milliards la te en plus 99% nee nañ ni ñu ko defaree baax na mais on n'a pas envie de pardonner les 1% su fekkee 1% kese la. rawatina sax du 1%. voilà donc mu ngi noonu léegi nag li Mamadou Lamine Diallo wax loolu moo am. Heureusement que la justice est en train de faire ce qu'il faut. Donc espérons que effectivement et puis gëm naa loolu sax que dinañ dem ba jusqu'au bout ba képp koo xamante ni tax nga ci nga laale ci nga am loo war a delloo nga delloo ko bu fekkee dafa am yeneen sanctions yu war a dal sa kaw ñu dal sa kaw. man dama jàpp ne dossiers judiciaires yi nekk en cours nii ça dafa war a nekk des dossiers d'exemple. maanaam gars yi dal ci kaw les ñi nga xamante ne dañoo def faute dal ci seen kaw ba keneen koo xamante ne jàpp ngaa def jalgati wala def lu dul yoon ci les deniers publics. effectivement di nga ko xalaataat 2 fois bu ngeen doon 8. 5 yi danañ bàyyi seen projet def lu luub. voilà loolu mooy dëgg c'est-à-dire tey aujourd'hui loolooy expliquer le fait que nga gis benn mutisme total ci ñi nga xamante ni effectivement ñoom ñoo féete ci kuje gi. muy ñi bokkoon ci régime bi muy ñi ci bokkuloon. tey jii par exemple y a des têtes yoo xam déggoo leen ci. man de dégguma Pape Djibril mu wax ci. te ñu ne société civile sax la ñu faree surtout. mu ngi noonu société civile moom d'ailleurs. gars yi tout le monde se pose des questions quel est réellement le sujet et quel est réellement le rôle au contraire da nga gis na sax une certaine partie de la société civile bi ñu fiy wax affaire loi d'amnistie c'est-à-dire dañoo ñëw ne nañ ko abroger total. comme si effectivement ils voulaient protéger certaines personnes. n'est-ce pas donc moo tax des questions même se posent concernant cette société civile mais même au-delà de cette société civile là si acteurs politiques yi. y a des gens yoo xamante ne déggoo leen ci. man de dégguma leen peut-être nag wax nañ man maa leen déggul man j'ai pas entendu Thierno peut-être wax na maa ko saytuwul j'ai pas entendu Pape Djibril ni Tahirou par exemple. xam la nii même ku mel ni Anta nga xamante ni ñooñu bokkuñu bennoo. déedéet. voilà léegi nag ndegam ñooñu ñoo mënta wax. waxuma laa ñi nga xamante ne dañoo nekkoon bennoo nga xamante ni luy jiin njaaga ñoom ñooy ñàkk nag. est-ce que nekkul ne tamit ci élan de solidarité bi nga xamante ni ci lañ nekkee nii faire face li nga xamante ni moom moo di régime actuel bi moom moo waral seen tekk-tekkaaral googee. en fait solidarité bu doon am da ngay def comme ni nga def comme Farba jàpp nañ Farba nga woote
dem ci permanence ba daal di def sa conférence de presse. voilà nee nañ Benno Bokk Yaakaar yéen ñi fi nekkoon ak seen ministre et cetera xam la APR du moins seen ministre yi ngeen fi faloon ñoo fi luubal et cetera yu demee noonu. mais ils allaient sortir parce que tey yow ñi ñu fi tudd normal tànk yi ñu amoon ci réew mi ak responsabilité yi ñu amoon APR. Farba amu ko woon di. dëggantaan. effectivement Farba amu ko woon ci biir APR. et pourtant taxawal nañ Farba. mais taxawal leen ñoom kenn. parce que effectivement bëgguñu ci taxe bëgguñu ci laale parce que man jàpp naa ne effectivement xam nañ li xew ci biir dossier bi parce que dossier bi umbatul kenn rapport yi moom umbatuñ kenn n'est-ce pas léegi nag yow boo xamee li ci nekk xam fan la yëf yi jëm mais da ngay teel a détaché wu ne pour bu ñu waxee ñu ne non sa waay la moo tax souvent je rappelle une chose gis nga nit booy def da ngay def lu baax ndax xam nga boo gis nga boo defee ba noppi maanaam dafa am question boo xamante ni du échappé sa def xam nga mooy lan ku fi def lii gis nga buñ nee ku fi def lii maanaam bu dee lu baax la nit ñi mën nañoo bañ a wax ni sax yow la. di nga gis koo xamante da koy jéem a ngar rajo jéem koo def moomeelu boppam. parce que li nga def dafa baax. mais gis nga bu dee lu bon la day bëgg a détacher ses responsabilités de ça immédiatement danaan diw la parce que du ci bëgg a taqee du ci bëgg a laale. moo tax nit lu acte booy posé action booy posé surtout mu jëm ci wàllu responsabilité boo xamante ni il y va de toute la nation sénégalaise il y va de toute la république il y va de tout le pays. ñëpp ñi nga xamante ni dogal boo jël. dafa am ay conséquences yoo xamante ni dafay tegu ci kaw peuple bi nga xamante ni moom nga jiite. war ngaa mën a à chaque fois di sóoraale peuple boobu di sóoraale ëllëg di sóoraale également ce tëraay bàmmeel parce que tôt ou tard. nous tous nous allons partir et bu ñu demee foofu nag. dinañ rendre compte lu ma tabaay xel Alaaji Rawaan fi nga daal di daanelee tey bés la waaye suba tamit bés la te it fa ñu daal di jëm kenn xamut la nga xamante ne moom lañ fay daal di fekk moo waral ba ci li nga xamante ne ni moom moo di génn ci seen tekkaaral googee moom Mansour Faye daal dina yëkkati ay kàddoom jëm ci li nga xamante ni moom moo di surfacturation yi nga xamante ni moom la ñuy daal di tudd ci wàllum gestion ñeel aide alimentaire woowee moom Mansour Faye nag daal di apporter li nga xamante ne ni tey mën nañ ne ay preuve la jëm ci li nga xamante ni moom moo di mbir ma ndaxte Mansour Faye mile nee na moom li nga xamante ni moom moo daal di jëm ci li ko ñeel mu nekkoon ancien ministre bu yor wàllum développement communautaire daal dinay dénoncer xeetu manipulation bi nga xamante ni nag nee na boobaak léegi ñu ngi koy daal di orchestré jëm ci li nga xamante ne ni ay adversaire ak ay membre parti Pastef ñu ngi koy daal di def jëm ci li nga xamante ni moom moo di denrée jëm ci wàllum Covid 19 googee moo waral Mansour Faye daal di génn ca tekkaaralam ga ñëw ak ñun ci li nga xamante ne ni ay décret yu président Macky Sall jëloon la gis nga texte boobee ak li nga xamante ni moom la daal di indi en guise de réponse jamono jile nag moom Mansour teg paanu ndoxam di ragg deram bu baax a baax mu daal ne information yooyu daka daal di indi ngir def ay précision jëm ci li nga xamante ni moom moo di compatriotes yi waaye tamit ngir ñu daal di comprendre enjeu yi nga xamante ni ak démarche yi nga xamante ni pouvoir bi ñu ngi koy daal di def te lu ci bëree bëri dañu daal di nekk dans l'ignorance. waaw bon affaire nag actuellement bon je vais pas mu ngi noonu en tout cas di ñuy wax si ki ma lakkandoo foofu donc ku ci nekk sa bopp nga tal léegi nag stratégie yi ñoo wute ñeneen ñi fi tudd seeni ministère yëpp ñu ngi ne tekk Mansour kese moom mooy wax te avant dossier yi di génn avant affaire di dem à l'Assemblée nationale également c'était lui seul qui parlait xam nga ministère Diouf Sarr tudd nañ ko déggoo mu wax yaa ngi dégg ministère effectivement de la jeunesse tudd nañ ko dafa doonoon déggoo mu wax et cetera donc Mansour moom mooy wax te li muy wax yëpp c'est-à-dire moom ci li nga xamante ni da koy dédouané wane ni moom taxewul laalewul ci loolu lay wax bu dëgg léegi nag fii mu koy defee dafa safewul est-ce que yaa ngi dégg parce que sur les supports publics ñii maanaam nit ñi am na lu ñu jàpp ci moom ba pare xam nga ci question ngëm-ngëm wala ci communication dafa am lu ñuy tuddee la perception gis nga perception boobu nag lu doy waar la waaw mooy li ngay jàppee mbir mi est-ce que yaa ngi dégg te fu mu toll nii gis nga ñëpp yi ñu tudd ci loolu ci dossier yi c'est-à-dire ni ñu jàppee mbir mi mooy ñoom ñoo def ñu bari ci Sénégal loolu lañ jàpp dañoo jàpp ne effectivement ils sont coupables bien que la justice les présume innocents jusqu'à ce que effectivement ñu condamné leen mais li ëpp ci Sénégal dañoo jàpp ne ñoo def donc ñooñu booy toog di waxaat ak ñoom naan leen defuma fii ba ginnaaw ëllëg tamit duñ la dégg parce que la preuve Mansour ñaata yoon la génn ñaata yoon la def déclaration te tey ba tey la ko nit ñi mën a jiiñ liñ koy jiiñ donc ça veut dire que wax ji deful effet parce que fi nga koy waxee amul effet gis nga tey fa mu amee effet mooy bis bu fekkee dañoo jël sa dossier yóbbu ko ba assemblée nationale ba ñu war a juger nag foofu la lay bi di safe parce que fa la mbaxee ne doone benn nag foofu ngay mën a dem génne say preuve ñoo indi teg
quand on lit le texte c'est-à-dire ce qui est man li ma ciy jàpp mooy dans le texte il veut prouver que ni lépp loo xamante ni def nañ ko ci octroi marché ci yoon lañ ko teg. ça ne pose pas problème ça pose pas problème. parce que li tax ma ni ça pose pas problème. mooy que ni tey dañoo def une loi bu habilité une loi d'habilitation boo xam ne dañ ko jox Macky Sall ñu jox ko la possibilité puisque dañoo nekkoon ci jamono joo xamante ni jamonoy jafe-jafe la mu mën di engager ay dépenses sans pour autant mu jaarale ko ci yoon bi mu waroon a jaar mooy mu jaar Assemblée nationale et puis marché également ñu jaarale ko ay ARMP ki demee noonu ça ne pose pas problème ce qui nous pose problème mooy que ni li ñu wax ni moom lañ jënd lañ ko jëndee est-ce que loolu la jar. ak ña nga xamante ni ñoom lañ ko jox est-ce que également ñoom ñoo nekkoon les plus méritants pour mën a jël loolu. parce que quand effectivement on te dit dans un rapport que y a une société boo xamante ni dañ ko jox pour mu jënd ceeb. alors que à la base ki moom société boobu ci ay kebab la nekkoon ak ay restaurant boobu fekk na fii ci réew mi am na ñeneen ñoo xamante ne ay jaaykatu ceeb la ñoo ak yooyu mais des questions vont se poser. loolu la parce que tamit liñ ko jëndee ak liñ ci dugal maanaam bokk moomeel la. alalu askan la bu ñu dajale ci ay jafe-jafe yu méttee. est-ce que yaa ngi dégg. donc nga gis ñoo xamante ni cotiser nañ sax pour loolu jeex fi ñu mën a dellu ci seen activité loolu jeex fi mënatuñoo dellu seen activité parce que loolu yàqu na. waaw du dëgg. donc loolu noonu lañ nekk le Sénégalais yi nekk di poser wu des questions naan fan lañ dugal alal jooju. ak la nga xamante ni dugal nañ ko ci lu lañ ko war a dugal nan la ñuy def ba delloosi ko. léegi nag képp ku ci taxe nga topp ci réseaux sociaux yi nga topp ci télé yi foo ci mënti topp di wax du safe parce que xam nga lu tax du safe c'est-à-dire pour le moment d'ailleurs déjà la majorité des Sénégalais am na lu ñu jàpp ba pare. xëy na nag am na ñoo xamante ni comme on dit weddi du ragal tuuma seetal sa der la. certes olof moo wax loolu. mais nag également booy wax tamit da ngay wax fu ñu la mën a déggee. nit waroo di wax rek di sànni say wax. déedéet voilà léegi nag comme tu as tous les éléments. tu as toutes les preuves yi wane ne yow taxoo laaloo defoo dara. ngay bàyyi bu ngeen demee tribunal yaa ngi dégg. nga daal di jël ses preuves ñëw indi ne yëf yaa ngi nii. est-ce que yaa ngi dégg keroog ba nga xamante ni plainte na Mimi Touré bañ demee ba tribunal Mimi Touré daa ñëw ne lii may wax fii laa ko teg. rapport baa ngi ne. très bien ñu ne ko kon yow tooñoo kenn. très bien léegi Mansour il n'a qu'à faire ça dafay bàyyi ba bés ba jot. mu indi ay documents am teg bu gaa yi gisee li muy wax lépp dëgg la. ñu ko yow tooñoo kenn su boobaa danañ ci communiquer ba Sénégalais yi yëg ni ñu yëgee woon ne keroog ba ko Cour suprême ne jox leen ko notification wala bàyyi leen jàmbur mu dem. Sénégalais ñu ci ëpp dañ ne kon garaaw dañ ko jox notification puisque loolu jafewul noonu lay demee. gis nga Sénégal li ëpp ci ñun on est très juste bien que nag des fois ñoom bëgg-bëgg yoo xamante ni mën naa wuteeg sa justice mais en général on est très juste looloo tax bëgguñu ñun injustice. bu da ngay gis nit ku tooñ sax. ñu dal ci kawam dalin boo xam ne dafa ëpp ni mu tooñee Sénégalais yi ñooy jóg taxaw jàppalaat ko tànk parce que Sénégalais bëggul injustice ba pare dafa gaaw a yërëm. léegi nag gaaw a yërëm boobu nag moom la ñu bari di surfer ci loolu à chaque fois di wax ngir atteindre la sympathie des Sénégalais. Mais nag aujourd'hui encore une fois ñi ëpp ci ñun tamit dafa am loo xamante ni daa denc ci ñoom. maanaam du ñu yërëm koo xamante ni da ngay dilapider suñu ay deniers publics. parce que dañoo nekk ci réew mu ndóol ñu war ko defar. nit ñi di sonn di gis seeni moroom wala ñoo mag fuuf di nekk ci yeneen i réew di daj coono yoo xamante ni yow li ngay daje ko gën a metti fuuf ba pare seeni àddina di ñoŋ. nit ñi dañoo bëgg yegg foofu ngir seeni doom ngir seeni sët ñoo bëgg yegg foofu moo tax tey dafa am yoo xamante ni des fautes yoo xamante ni Sénégalais yi pareetuñu pour pardonner ko kii que ce soit nag. te wax nga say biiri kàddu lu am solo muy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo daal di nekk ci mouvance politique moo xam présidentielle moo xam ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo daal di nekk ci opposition ñi ne ci état société civile et tout wax ji benn la muy xaalisu Covid 19 nañu ko daal di leeral parce que doon na koppar goo xamante ne nii li tax ñu daal di bëgg sàkk mu leer ko ña ca ñàkk seen bakkan dañaa daal di bari waaye ci condition yu métti yi nga xamante ne nii ca la askan ba di nekkoon ñenn ñi ñàkk ci seenu liggéey ña ca des daal di toog xiif bëggoon leen a yóbbu laa bi siina ña ca des di xaar ceeb googu ngir ñu séddale ko ak nañu ko daal di séddalee loolee lépp doon na loo xamante ne nii xew na fi et que sénégalais yi bëgg nañu mbir moomee daal di leer Alaaji Rawane dañuy daal di wax ci beneenuk mbir mu daal di